jaa ngeen jëf mbokk yi ñaari waxtu jot na sëkk fii ci Walf TV bismillah ci xibaar tisbaar gi li ci gën a fës te ñu am yéene from fàcce ko njàng meeg njàngaleem fi mu toll nii dafa gàll gosee kuréelu syndicat jàngalekat yi kenn ku ci nekk yaa ngi wane sa bopp gannaaw waa KESEMS tey ji waa SADEF FADER ñoo ay ci lëf ki dañoo xëy tey ji daal di banque seen yox lànk ni kon duñu ko liggéey ngir ñaawlu taxawaay Serigne Mbaye Thiam mi jëwriñ ji leen jaboote ci biir xibaar yi da ngeen ci dégg leeral yi nga xam ne nii moom lañ ci indi ba tey ci wàllu xibaar njaare mi tamit am njàng amu fa ñi nga xam ne ni ay étudiants lañu nekk ci université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru te fekk baax ci diwaan bu Njaareem ñoom ñoo xëy tey ji kon daal di génne mboolem ndong yi nga xam ñoo nekk ci commune ba la ñuy ñaawlu moo di pàttiral bi seen kilifa yi nekk jëm ci situation bi ñuy dund fii ci Ndakaaru ci biir xibaar tam daañu ci dellu siwaat yeneen ndong yi ñaawlu anam bi ñu nekk ci seen daara ji ñoom ñoo di ndong yay jàngee ci CEM bu Bakel bu dee ndox amuñu ko ci seen daara ji amuñu courant teg ci seen wanag yi kenn mënu kaa jëfandikoo ndax na mu mel lu nekk nag def nañu ko fu nekk dem nañ jooytu ko fu waaye dara ci biir xibaar tam da ngeen ci dégg kaddu ya nga xam ne nii moom lañ ci rotal reportage yu bés bi tey ji ñu ngi ko jëmalee ci li nga xam ne nii moom moo di boisson yi nga xam ne nii ñu ngi koy faral di jëfandikoo léegi te jàpp dafay joxe énergie maanaam cawarte loolu itam daañu ci dellu siwaat kon mbokk yi li mooy li gën a fës ci bopp xibaar yi yéen mbokk yi saxoo dégloo ko seetaan Walf TV asalaamualeykum. bismillah ci xibaar yi ca njaareem foofee la ñuy jëm ndax foofee njàng amu fa tey ji ñi nga xam ne ay étudiants la ñu nekk ci université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru te fekk baax ci diwaan boobee ñoom ñoo maasee kon wàcc ca dëkk ba daal di génne kon mboolem ndongo ya xam ñoo nekk ci daara ya muy nag loo xam ne nii ñu ngi ko def gannaaw ba nga xam ne nii dañuy ñaawlu pàttiral gi seen kilifa yi nekki jëm ci situation bi nga xam ne nii moom la ñu nekkee fii ci diwaanu Ndakaaru dem nañu nag seeti ji leen sàkku si ñoom ngir ñu taxawu leen ndax fii daanaka dañ fay ñëw rek ngir jàng si waaye amul kenn si ñoom ku leen dimbali loolu nag lañ ne mëntule way moo tax kon ñu jël dogal kon daal di génne seen morom yi seen xale yi de loolu itam daañu ci dellu sax incha allah rabbi ci suñu yeneen i jotaayu xibaar yeneen ndongo yi ñaawlu anam bi ñu nekk seen daara ñoom ñoo di ndongo yi nga xam ñooy jàngee ci seen bu Bakel bu dee ndox amuñu ko ci seen daara ji amuñu courant seen wanak yi moom kenn mënu kaa jëfandikoo ndax na mu mel lu nekk nag def nañu ko kilifa gu ñu xam dem nañu seeti jir àggale kon lu ni mel waaye amul kenn si ñoom daal ku ci yëngatuun moo tax kon ñu jël dogal kon daal di créé lu ci tollu ñaari fan yoo xam ne nii duñu ko jàng muy nag lu ñu am yéene dàbbali su fekkente ne lii ñuy tawat amuñu ci benn saafara Moussa Keita mu wax ci seen kàddu ñu teewlu ko ci téléphone Alassane Diallo. bon élèves yi jàng jotee dañoo décrété 48 heures loolu yëpp xam naa ne suñu toll nii ci côté principal ñu pare que élèves yi dañuy ñëwoon ci moom depuis le fait wax ko loolu variant li ñuy dem 6 heures rek day guddi 6 heures mooy rek guddi na léegi xale yi topp ko jaxal xale yi wax nañ ko depuis le fait au lieu boobu mu porté ko ci comité de gestion bi mais non mu noppi xale yi encore ñoo tax def encore beneen recommandation encore ba léegi ñu wax ñu dara ñu anoot dara surprise gis ñu daal laa dégg nii booy dañoo war a grève booy dañoo commencé di déconné yëpp nañ ko def tey 48 heures lañ décrété mooy les toilettes l'électricité toi ñu bumoom ren aussi la même chose secteur sécurité inspecteur aussi su ko nekk ci loolu di koy seetaan xam nga ñun c'est ça c'est notre problème bancaire vraiment dañuy fàttali la ñu bëgg vraiment c'est une chose la problème rek mais bëgg vraiment que ñu egg ci stade bi mais ça c'est pas bon. njàng meeg njàngale mi fu mu toll nii kon dafa gàllo góos wax naa ko sànq ji bopp xibaar yi kuréelu syndicat jàngalekat bu ci nekk yaa ngi wane sa bopp gannaaw waa KESEMS tey ji nag waa SADEF FADER ñoo ay ci lëf ki dañoo xëyee tey ji daal di banque seen yox lànk ni kon duñu ko liggéey ngir ñaawlu taxawaayu Serigne Mbaye Thiam mi jëwriñ ji leen jaboote Mbaye Sarr ak ñi ñoom ne jàng mi fu mu toll nii daf feebar te docteur bi ko war a faj di Serigne Mbaye Thiam daa tële loolu ñu ngi ko xamle ci ab ndaje mu doon seq ak taskatu xibaar yi Mbaye Thiam ñu teewlu ko la Mbaye Sarr ñu teewlu ko ci micro Abdou Khoudoss Diallo. képp ku nekk xam nga ne école bi feebar na feebar boo xamante ne bii te feebar bi lenn dong moo ko waral mooy niñ koy piloté moo baaxul parce que kiñ ko jox mu war koo piloté xamut luy école mënut luy école ba mënu koo piloté ba tax na ci biir pilotage boobu andi na ci lu tax ba nga xam ne at mu nekk ñuy gis ne résultat yi day wàcc ñu gis ne at boo xam ne grève amut jàngalekat yi ñëpp dañoo jàngale normal résultat yi bon par rapport ak année bi nga xam ne moom ci lañ grévé ñu jàpp ne donc comme dafa échoué dafa war a tirer les conséquences de cet échec là ñu jàpp également que ne mesures yi muy jël da nekkul ay mesures yoo xam ne moom moo gën ci njàng mi ak njàngale mi ndax nii nga xam ne moom lay jël di tànn inspecteurs yi nga xam ne ñoom la ñuy wax chef de circonscription nii mu leen di tànne bokkul ci li gën muy l'augmentation de l'indemnité de logement
ndax loolu bu ngeen fàttali ko en 2014 dafa bokkoon ci suñu accords yi ñu signé ko ak gouvernement du Sénégal te président moo ne woon bu leen sañu mukk lu gouvernement mënul def mais gisuñu lenn loo xamante ni gouvernement bi def na ko loolu moo tax ñun ci wàllu cadre bi ñu nekk parce que suñu syndicat ci cadre la bu tudd FEDER ci lañ jàppoon ne bis ni ki suba dañuy def benn fanu grève muy talaata grève totale ak alxames également grève totale parce que dañoo bëgg gouvernement bi ubbi ay négociations sérieuses sur l'augmentation de l'unité de logement. ñi ay liggéeykat lañu di ay contractuel aju ci ministère bi yore kon wàllum napp mi seen i kaddu lañu yëkkati ñu ñaawlu kon seen payoor yi nga xam dafay dëkkee tardé saa su nekk tey jii la fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru décembre waaye ba fii jotuñu seen i payoor lu ni mel nag la ñu ne moom la ñu bëgg mu dakk moo tax kon ñu sàkku ci kilifa yi ñu wax ak waa trésor ndax li ñuy wax kat yabaate li ñuy def nii yabaate rek des koy mën a duppee sunu xibaar yi weesu dégg ngeen ci kaddu yi nga xam lañu ci rotal moom mi di Maguette Birame Diop. ñeneen ñu am leen metti ñoom ñoo di dawal katu saret yi yay daw kon ci diggante Ngor Yoff jàpp Ouakam ñaari semaine a ngi nii liggéeyuñu mbedd mu ñu romb gendarme yi jàpp leen nangu saret bu yóbbu jox leen fas wa xamatuñ nag jamono ji lu ñuy dund moo tax ñu maase ñoom ñëpp utali ca buntu sous préfecture des Almadies di sàkku daal ci kilifa yi ngir lu ñu mel ñu wax si ndax mëntuñoo dem xandong la ñu fa yebaloon ñu teewlu ko ci reportage. ñi di dawalkatu saret ya yeewoo ca Ngor Yoff ak Ouakam mer ba fut lañ def li waral li ni mel nag moo di lu tolloog fukki fan wuy takku der yi dañoo nangu seeni saret tax nag ba ñoom ñu dajaloo ca buntu sous préfecture bu Almadies ngir fasal seeni mer. gars yi daal ñoo jël suñu saret yi jàpp leen yóbbu leen gendarmerie Foire léegi li tax ñu jël saret nag ñun xamuñ ko waaw ba léegi loolu moo nekk li nga xamante moo ñu miti ba ñu ñëw fii nii di ci dox ñaxtu. borom saret bi nga jàpp saretam tekke jox ko fas wi muy dundal boppam di dundal fas wi talatul waa kër ga tas na moom waxatunu ñu koy laaj dépense weer muy lamb poosam dajul dara di fay location di lekk di naan kooku sa waay lu mu def yaa ko def loo xanaa. yi lay dawalkatu saret ñaawlu lool mbir mi ni mel gannaaw buñ jàppee ni béppum taxi buñ leen mës a laaj joxe nañ ko. 1500 la ñu njëkk encaissé gars yi yëkkati 1500 yi joxe 1500 yooyu fajul dara kenn ci ñoom mënu la wax ne 1500 yi ci lii lañ ko def ñu jóge foofu ñëwaat ci 4000 francs plaque numéro 4000 francs yooyu gars yi nee kenn xamu ci lan lañ ciy liggéey 5000 francs encore gars yi jëndaat plaque numéro. permis de conduire saret mosta am permis de conduire 11000 aussi 7000 francs couche 6000 francs yooyu yëpp dañ ko jënd te xamuñu fu ñu feete. ñi di yëngu ci njaayum kenkeyeri itam bëri woon nañ lool ca ndaje ma ñoom nag li ñu xamle moo di bileb situation dafay gàllankoor seeni liggéey bu baax. mais problème bi mooy fekk nit kii liggéey daan dooleem bu am sareetam wut ku fa nekk mu koy fay ubbi kankeerem nga ñëw jàpp sareet bi yóbbu ko loolu mooy tëjal kankeer bi ñoom ñoo gën a xam ne ciment nit mënu ko yóbbu sareet bi moo ko mën a transporter mais mën nañ wax ne baali fii ak fii dañ bu fi sareet jaar su ko defee ñun loolu dañ ciy nangu ak ñoom dawalkatu charrette yi gannaaw jafe-jafe yi ñuy jànkonteel ngir fay seeni location dundal seeni fas ak seeni bopp ñu ngi woo président Macky Sall ngir mu indi saafara ci bile problème. Madiabel ca Kaolack yëngu na démb askanu daanaka kenn de sudd góor du jigéen du mag du ndaw ñoom ñëpp ñoo maase wàcc ci mbedd mi ci njiital conseil communal de la jeunesse di ñaawlu garan kon yoon wi gàllankoor dem beeg dikki bi toll ci ay waxtu di sàkku daal ci kilifa ñu dimbali leen ci ay doodaan mëntuñoo toog ñaar jàpp ñetti fan yoo xam ne dégguloo ñu naan taliba rey nañ fa diw sangam loolu lañ ne mëntu la wéy ba tax ñu sàkku ci kilifa ñu jël ci li ay matuwaay dañuy dem ca kër Madiabel fekk Falasane Ba. askan mu dëkkee ca kër Madiabel ci njiitalu ndaw yi bokk ca conseil communal ba jóg taxaw ngir laaj ñu defal leen ay doodaan ci xàll woowu jaar ci digg dëkk bi tey faral di am ay accident yu bare bare. population bu kër Madiabel ñoo génn tey. waaw ci pexe conseil communal de la jeunesse. parce que li ñu gis dafa doy waar chaque jour kër Madiabel dinañu fi enregistrer accident yu bëri. am na ñu fi ñàkk seen bakkan. lu mu ngi toll ci ñaari nit mais li fi nekk ci accident dëgg yu garaaw kenn mënu ko lim bu ma doon lim tey fii la ñu fanaan parce que dafa bëri ba ëpp chaque jour rek nit damm fi wala chaque jour nit ñàkk bëtam wala chaque jour nit am benn problème bu grave ñu ne nag ñun waruñu toog rek di seetaan mu ñuy naqadi dañuy jóg yëglu wax kilifa réew mi kilifa dëkk bi ne leen fii nii dafa war a am ay doodaan parce que mënatuñu nangu nit ñi di fi ñàkk seen tànk ñii di ñàkk seen bët ñii di am yeneen problème yoo xam ne nii yoon bi rek lim ñàkk doodaan moo tax yoon bi fi mu nekk dafa nekk position bu graaw dafa jaar ci digg marché bi
ba pare topp école yëpp. pataaral ak tànqamlu bi ñu seetlu ci ñi nga xamante ni la ñu dénk wàllu wi te ñu yàgg dem ci ñoom yuuxu wàllu jaaxal na loolu gone yi Saare Ndioguloo. sécurité nit ñi dafa nekk loo xam ne nguur gi la war ñun nag ay citoyens sénégalais lañu. maire bi bind na lu bëri waa Ageroute pour que ñu def fi doodaan mais réagiruñu proviseur bu lycée bu Kër Madiabel bind na lu bëri mais kenn réagirul ñun nag dañu ne ndax dañuy xaar ji bu mag am fi ndax ñu doog a réagir loolu ñun population bi duñu ko nangu parce que dañu war a toog nag taxaw tem pour que lii nekk saafara. ay woto di dawee ci vitesse yu leen neex bés bu yàlla sàkk ci yoon wi nga xamante ni ci digg dëkk ba la jaar xaaj marché bi ñaar fi nga xamante ni ay charrette moto Jakarta ak yeneen la ñu bokkal circulation bi looloo ngi wéy di teenelaw ñu dëkkee ca Kër Madiabel rawatina tout tànk yi ak màgget yi nga xamante ni daanaka ngemeetuñ sax jéggi tali bi Kër Madiabel Alhassane Ba Abdoulaye Dia Walfadjri. askaay ab mouvement la di yëngatu ci lépp loo xam ne ni mën naa dafay dooleel diin islam ñoom nag yëkkati seen kàddu kon di ñaawlu taxawaayu Donald Trump ci kàddu yooyu nga xam yëkkati na ko ne Jérusalem léegi mooy capitalu réew mi di réewum Israël loolu lañ ne xel mënu ko dégg ba tax ñu sàkku ci kilifa yi nga àdduna bi ñu wax ak Donald Trump mi lu ko mooy kat musiba dina am ci àdduna bile loolu ñu ngi ko xamle ci ab rassemblement bu ñu doon amal kii di am Amadou Mbaye moo wax ci seen kàddu ñu teewlu ko ci micro Gabriel Barbier. askaay ci turu mbooleem seen jullit yi nga xamee ni ñi ngi nekk ci Ndar àndandoo kaak association yi nga xamee ni ñëpp dañuy wax ci diine ànd kaak imaam yi ñi nga xamee ni ñooy borom xam-xam yi ñi jiite daara yi ñi nga xamee ni ñoo amee société civile bi ñi nga xamee ni ñooy parti politique yi ñëwaat na encore fii di manifester wu ci wàllu jàppale peuple bi nga xamee ni mooy sunu frère mooy sunu àndandoo muy Palestine di wane seen naqarlu ak ñàkk ànd bi nga xamee ni ànd ak nonoo kook président wu des États-Unis Donald Trump mi nga xamee ni dafa bëgg wax ni Jérusalem mooy capitalu état wu juif mbir moom moo xam ne taxaw na ko loo xam ne àndawul ak xel ak xalaat bu rafet ci Trump loolu du fekkee ni seetaan nañ ko ba mu am dina taal bi nga xamee ni l'Orient arabe ak bépp monde boo xamee ni jullit yi ñu ngi fi ci àdduna dina sonal jullit yi ndax loolu li nga xamee ni àdduna jàmm ji am ci àdduna bi léegi ci mborne bi ci jullit yi ak ñi nga xamee ni mooy sunu yeneen dëkkandoo yi acte Trump boobu dina ko yàq donc acte boobu da xam ni complot la rek di nga xamee ni mu ndax loolu acte terrorisme la terrorisme bi gën a garaaw ci àdduna mooy terrorisme boobu léegi nag du fekkee ni loolu nag dem na ba nga xamee ni Donald Trump nee na lii décision bii dina kam def par force du ci déglu àdduna du ci def kenn parce que du ànd tey du ànd ëllëg du ànd mukk ba faw ci li nga xamee ni Donald Trump bëgg na ko daal reconnaître Jérusalem Ouest comme capitalu état sioniste pour jël ambassadeur dem teg ko fa àndu ci tey àndu ci ëllëg te julli dinañ ci ànd ba faaw ba mukk li nga xamee ni dafay taal àdduna day yàq àdduna day tax àdduna dootul nekk si jàmm ba mukk loo xam ne sax mën nañ di troisième guerre mondiale àdduna yëpp war nañ ci taxaw askaay nag moom ni mu taxaw rek lay taxaw ànd ak jullitu Ndar yi ànd ak jullitu Sénégal yi ànd ak jullitu àdduna yëpp ba nga xamee loolu du am mukk ci Giji Loñ fa la ñuy jëm ngir ñu fa xamul ab dëkk la boo xam ne nii ma nga nekkee fa la ci diwaanu Fuuta askano ñoo jóg di ñaawlu taxawaay seen maire Sada Ndiaye mi ñu ne yéenam ak bëgg-bëgg mooy caxate seen suuf si conseil municipal bi la woote woon ngir que ñu mën kaa nangul suuf soo xam daf kaa war a joxe yóbbee sax ñeneen ci askano taxaw ne conseil bi du amee ndax duñu seetaan benn yoon muy caxate seen suuf sa teg ci tam Sada Ndiaye daf leen amulul benn njëriñ ndax diir gi mu fa nekk léegi amul lenn la ñu mën a joxoñ baaraam ci Fuuta ne lii ca Giji Loñ ne lii moo ko fa def Ndeye Diop ma wax ci seen kaddu ñu teewlu ko ci micro ak Aboukan. Ndiaye nee na day jaay suñu suuf tey da koy valider andi ay conseil am ñu woote ko ñun nag dañoo bañ du ko woote tey du ko woote suba ñun nag duñ ko nangu tey duñ ko nangu suba buñ ci góobe nag ñu gar ko Sada Ndiaye amuñu benn njëriñ ci commune marché bi defaru ko mi ngi xasaw xullu santé defaru ko éducation man parent d'élève la keroog dañ maa woo naa ñëw jël si samay dotage école maternelle bu ma ñëwee dama andi sareet
ma ñëw ma fekk motul sax fukki kaye si sama kaala laa ko def am ko yóbbu ko sama kër. encore kaye Mauritanie te encore kaye Mauritanie la te bu ñëwee buy wax day naan wax naa ne 7 millions. loo xam ne motul sax fukki ñaari junni. école classe bu nekk lu mu ko jox motul sax ñeenti junni. maternelle moom dama kaa calculé def naa xaw ma juróom-ñett téeméer la doon. te man lu ma gën a jaaxal sax nit ki ko yow bu dee wóolu nga sa bopp demal bëccëg bul dem guddi waaye guddi la dem ànd ak ay kaar njëga njaayam ñu nekk fii kostooram yoo xamuñu dara am na benn kostoor boo xam ne juróom-ñeent fukki at ak juróom-ñeent la am kooku mooy dem di dagg di yàq dëkk bi yëpp guddi la ñu dem dëgg yëpp ñëw toog yow koy bu dee moom li wax la moom li mu wax si moom la dëgg la na ko def bëccëg ànd ak nit ñi dëkk ñi ànd ak ay conseil waaye kenn yëgul moom daal moom mooy maire mooy bummi lu ko neex lay def doxante kenn tey nag dañoo ñëw di bañ surtout ñun jigéen ñi dañoo ñëw di bañ te lu jot na te tey moom dee la ñu ñëw du ko validé du ko woote tey du ko woote suba koo guj ci bëgg nañ lépp loolu Sada Ndiaye amul benn métier dëkk bi tey lamp mbedd bu guddee yow boo ñëwee vol doo ñëma dugg ngi la lamp mbedd benn taalu bu guddi jot bu timis jotee kenn xamal joone sa doom si bitik politique la ñuy wax dem ba fële ci diwaanu Touba ndaw ya fa ne te fare ci parti bii di APR boole nañ seen doole mu doon benn su ko defee ñuy xàccandoo di dóorandoo am mouvement nag lañ taxawal fas yéene falaat njiital réew Macky Sall ci élection présidentielle 2019 yi ñuy dëgmal ci am ndaje nag mu yaatu mu doon amal ñoom ndaw ñu ñu ngi sàkku ci njiital réew Macky Sall mu jox leen ay poste de responsabilité su ko defee ñu mën a jàkkaarloog opposition bi nga xam ne nii daanaka ña fa nekk ñëpp ay député la ñu dañuy dem ca Touba fekk fa Modou Makhtar Sarr. ndaw yi APR yi nekkee ci Touba jël dogal dakkal lépp lu doon xiiroo ak ŋaayoo booloo doon benn say jubli ci nag liggéeyal seen parti bi ngir mu mën a am ndam ndax nee nañu kat dañoo sonn lool ci ñàkk gi. teg kuréel goo xam ne dinañ ko tuddee la jeunesse en marche vers 2019. esprit jeunesse en marche vers 2019 moo doon rassembler booleen jeunes yi nga xam ne ñoo nekk ci commune Touba ñuy yëkkateendoo di dóorandoo. La jeunesse en marche vers 2019 nekkul ci ginnaaw benn responsable. loolu il faut mu leer. di wax ak président de la république Macky Sall ne ko ndaw yi Touba yaa ngi nii bu fekkee da ngaa bëgg a gagné Touba ñëwoon nga teg loxo yi ndaw danañ nga teg ndaw yi loxo ndax parti bi lu muy yëngu depuis 2009 ba léegi ndaw yi ñoo ko yëngal ndaw yooyu nag ñoo daan nekk ay sonné si diw di doon ay sonné si diw. tey ndaw yi doon nañu sonné su président de la république Macky Sall lañ doon na leer nañ. gannaaw nag booloo nañu ñoom ndaw yi APR yi dolli ci ne li ñu bëgg moo di président de la république Macky Sall gestu leen jox leen ay poste de responsabilité su ko defee ñu mën a jàkkaarloog opposition bi nga xam ne dafa am doole lool ci Touba ndax ay député am. man damay lancer un appel solennel au président de la république. président de la république na gëstu la jeunesse du département de Mbacké rawatina la jeunesse de la commune de Touba. président Macky Sall jot na mu xam ko jot na mu jox ñu suñu gëdd jot nañu laaj suñu ay poste de responsabilité parce que nag booy dem guerre yor la nga yor ay armes te président Macky Sall bu nu doolelee donte mu ñu doon def waaye bu doolelee jeunesse bi dinañ gis changement ci département de Mbacké. seen ndaje mii nag bi ñu koy jeexal fëgg nañ seen dënn fësal bu baax réalisation yi président Macky Sall jot a def ci Touba te ñu jàpp ne li ni mel dong buñ ci sukkandikoo dinañu dégg wiiw Touba Mbacké Mamadou Makhtar Sarr pour la radio télévision Walfadjri. Sadibou Ndiaye ñu jàpp tur yi doom la ci xalifa bu Lobodou yëkkati na ay kàddam kon daal di weddi tuuma yooyu nga xam ni yëkkati nañ ko daal di koy toog ci ndandam ne moom Sadibou dafa dëddu APR daal di utili ki nga xam ne nii moom moo di Idriss Seck loolu kon ñu ngi ko fesal gannaaw tànk nemmeeku yi nga xam ne nii Idriss Seck doon na ko amal ci kër gi moom mi nag di Sadibou Ndiaye yëkkati na ay kàddam daal di weddi lu ni mel nee na Idriss Seck comme ñeneen dafa ñëwoon ca kër ga rek ngir ay sàkku si ñaan waaye moom xel xalaatul ci àdduna mu naan dafay dëddu Mamadou Diallo ak mouvement bii di Dolli naan dafay fekk ji ki nga xam ne nii moom moo di Idriss Seck Sadibou Ndiaye ñu teewlu ko ci micro Omar Kayre. ñëpp xam nañ fan mooy Lobodou kër Cheikh Ahmadou Ndiaye kiiru diine la ku nekk dangay foofu ñëw
di sakku ñaan li ma bëgg a wax nag mooy ñëw ci dëkk wala ñëw ci kër sëriñ ñëw foofu sakku ñaan loolu taxul sëriñ bi ànd ak yow wala fay maam ànd ak yow da nga ñëw rek pour kër gi kër ñëpp la ñëpp ñoo ngi ñëw foofu yow itam nga ñëw foofu pour sakku ñaan ñu dalal la ñaanal la ñu tàggu ak yow waaye ñun suñu suwaa jamono bi ñu toll suñu suwaa dañ ko leeral nañ tey fii ba ñëpp xam ko mooy ñun man mii wax ak yéen Sadibou Ndiaye doomu Xalifa bu Lobbudu dama ànd ak Mamad Mamour Diallo def am fu ma fekkoon toogoon benn place tiju woon bu baax pour jot président de la République Macky Sall parce que moom laa mos a àndal bu mu jëlee ak léegi moom rek la àndal waaye demoon naa ba toog ma tiju xamatum fan laa jëm parce que ñi fi nekkoon ak ñi fa nekk defuñ seen warif ma toogoon pour def ñaari xel waaye yàlla indi Mamour Diallo mu waxtaan ak moom mu xamal ne ma moom président moo ko yónni ma xamal ko man itam soxla naa ku mel ci yow mu waxtaan ak sëriñ bi waxtaan ak dëkk bi yëpp waxtaan ak famille Cheikh Ahmadou Ndiaye yëpp ak taalibe yi mu xamal leen ne nit ku baax mu ngi nii bu ñu ko jàppalee ñu danañu eggal suñu jàppaa yëpp ci président de la République Macky Sall ñun waa Lobbudu kër Cheikh Ahmadou Ndiaye ànduñ ak kenn jamono bi ñu nekk suñu suwaa mooy Mamad Mamour Diallo la ñu jàppale Mourou Dolli lañ jàppale ànd ak président de la République Macky Sall pour incha allahu taala ñu jàppale ko 2019 mu eggale liggéeyam. bu ñu jógee ci wàllu politique dañuy wax ci wàllu environnement di ndëkk wër fexe nag ba sunu environnement bi di maanaam suñu ndëkk wër gi ñu jéem a xool daal naka la ñu koy téye sàmm ko loolu mooy li yitteel li nga xam ne ay ONG la ñu yi bàyyeekoo nag fële ca Belgique ak fii ci Sénégal ñoom ñoo lëkkale nag seen doole doon benn wàcc ci mbedd Cees yi sàkku daal ci askan wi ngir ñu gën a sàmm li nga xam ne suñu environnement di suñu ndëkk wër. Ibrahima Tine nag moo jiite caravane boobee am na ci ay kàddu yu mu ci rotal ñu teewlu ko ci micro soxna Maimouna Seck. li ëpp solo ci développement mooy environnement parce que soo nekkul ci environnement bu baax mënoo fexe ba nga développé wu moo fexe ba développement am moo tax ñu ni il faut que ñu ànd ak population bi comme que nag ONG kuréel yi nga xamante ni ñoo sekk loolu nga xamante ni moom mooy activité bi ñoom ñëpp ci wàllu développement la ñuy intervenir fexe ba nit ñi ñu développé wu. donc ñu ni nag léegi nañu jiital environnement bi moo tax ñu def sensibilisation yi fexe ba nit ñi comportement yu baax yi nga xamante ni ñoo fi ne te ñuy aar environnement bi ñu essayer ko adopté parce que suñ ko adopté rek di ko def yaakaar naa suñu environnement dina féex dina neex a dëkke te ut ci koom dafay daal di yomb donc loolu moo tax surtout ñu ni daal nañu dugg ci gox yeeg gox goxaan yi sensibiliser ci nit ñi ci activité yooyu nga xamante ni moom la ñuy def mu nekk aussi loo xamante ni lu am solo la. ci fi ñu jaar bokk na ci Mboro nag dafa nekk zone boo xamante ni bii dafa bari ay usines zone industrielle la bari usines yuy polluer mais soo génnee sax Mboro Thiès gii rek soo fi ñëwee oto yaa ngi daw Dakar soo fa demee oto yaa ngi daw mais suñu yemee ci Thiès li nga xamante ni foofu la ñu sensibiliser oto yi ñu ngi daw mënuñu tere population mënul tere oto yi daw population mënul dem arrêter usines yi. mën nañu nag kaas wax ni lii baaxul et cetera pour nit ñi bàyyi ko xel mais liñ doon wax population bi mooy ngelaw lu bon loolu nekk ci jaww ji saxaar su bon soosu nga xam ne usines yeeg oto yi ñu ngi koy dégager ñoom li ci war a nekk seen pexe mooy ñu ci wet ga ñu nekk di jëmbat garab di toppatoo garab parce que garab rek mooy li nga xamante ni moom moo mën a capter loolu nga xamante ni moom mooy ngelaw lu bon li saxaar su bon soosu nekk ci jaww ji pour mën ko séquestrer transformer ko en ngelaw lu baax li nga xamante moom la ñu soxla mu nekk oxygène donc loolu bokk na ci thème yu am solo yi nga xamante ni doon nañ ko waxtaane ak population yi te am nañu yaakaar ni population yi dégg nañ ko bu baax a baax ci ñeenti fan yi nga xamante ni passé nañ ko ak ñoom. fii ci Sénégal rawatina fii ci Ndakaaru dañoo seetlu ne am na ci ay xeeti boisson yoo xam ne ñu ngi koy jaay daanaka léegi ci boutique yi te leen duppee ay boisson énergie ñu gis ne xale yi dañoo bëri loolu luñ koy jëfandikoo ñenn ñi nag jàpp ne lu baax la ndax daf leen di yokk cawarte ndax waxtu wu ñu ko jëlee dañuy seetlu ne dafa am leneen luy yokk ci seen yaram loo xam ne sentir ñu ko woon waaye lenn rek moo xaw a ñuul ci boisson yooyu
moo daal daanaka boo ko jëlee pour que nga nelaw guddi gi dafay doon loo xam ne lu jafe la. Abdou Khoudoss Diallo wàccoon na ci mbedd yi mi amal ci ab reportage ñu teewlu ko. bu fekkee ni am na boisson bi nga xamante ne moom la ñuy gën di jaay dafa mel ni boisson boobu nga xamante ne dana may ay cawarte loolu tax na ba sax daanaka ñi koy gën a jëfandikoo mooy ay ndaw ñi nekk ci ab ay liggéey même bu fekkente ne loolu dana tax ñenn ñi dana yàq seen i nelaw. kat damay kontaan fu ma nekk damay kontaan chaque jour moom lay naan su ma ko naanul rek dama am forme. dama koy naan ndax suñu liggéey bi des fois dañuy ay boisson énergie ndax dañuy sonn des fois daf ñuy yokk énergie dañuy gën a liggéey li ñuy liggéey mais man li may conséquences yi may defal daal damay su ma ko naanee des fois damay ñàkk nelaw lu bëri. mu bëri lool ci li ñu koy jëfandikoo waaye ñu si bëri xamuñu loolu lan lay juru ci seen i wérgu yaram ndaxte bu mel ni li ci gën a am solo ci ñooñu cawarte boobu ñuy yëg bu nu ko naanee. publicité yi dañuy bindal la carrément lii moo am lii moo lay jox nit léegi ñun citoyen yi dañuy def dem jël produit bi def jël ko mais ñun dañoo ne carrément si publicité bi lii da lay may cawarte moo tax ñun suñu liggéeyee xam man sama liggéey ay guddi la léegi foog samay sonn damay wàcc jàng dem continuer liggéey ak yooyu noonu léegi foog ma jël ko pour mën a nekk loolu moo tax ma koy jël. mu mel ni nag loolu yëpp li ko gën a may doole mooy publicité yi nga xamante ne dañ koy jàllale di woon rek bienfait yu nekk ci boisson yooyu le waaye bu ñu xoolee composition boisson yooyu le lu si bëri ñu koy jaay ci ab ay canette xel da cee ñaaw ndaxte ci composition bi la di nga ci fekk ay caféine ay yeneen i vitamine ak tam ay li ñuy tuddee taurine ak yeneen loolu tax na ba sax laaj samp du loolay gën a yokk lii di trouble cardiaque yi. Telal soxna Roqay Ndour mu dikk ak ñun ci xibaaru bitim réew yi. ca Côte d'Ivoire ancien ministre bi di Hubert Oulaye këru attekaay gi nag fas yéene na koo déglu gannaaw ba ñu ko jiiñee ne dafa bokkoon ci ab ñaawteef ba juróoma ñaari casque bu la ñàkk ci seen bakkan benn soldat ivoirien ak lu toll ci juróoma ñetti civil ancien ministre boobu rek di Hubert Oulaye bokkoon na ca gouvernement bu Laurent Gbagbo nee na moom nag du mës a nangu loolee ñu koy tuumaal rawatina sonal ga ka takk der yi nag sonal tey ci këru attekaay googu. ci Afrique du Sud nag kii di Cyril Ramaphosa moo nekk léegi nag ca bopp ANC di congrès national africain mu nekk nag ab sas bu ko askanu Afrique du Sud nag tekk moom doomu Soweto boobu ngir rek mu mën leen a yóbbu fa Nelson Mandela yóbbu woon dëkk boobu di Afrique du Sud bu ñu sukkandikoo ci yenn ci source yi nekk ci Afrique du Sud vice-président sud-africain bii nii di Ramaphosa yenn bi que askanu Afrique du Sud nag yenn ba tey matalugu ko ci ay kàddoom wante léegi comme que agsi na ci boppu ANC li ko desee rek mooy mu jéem a tegaat image yu réewum Afrique du Sud ci yoon bu baax balaa ñuy dem ci élection présidentielle ci atum 2019 bi ñu jëm. ñu jeexalee ci Espagne candidat indépendantiste yi ak ñëpp ñiy xeex ngir réewum Espagne yëpp doon benn ñoo booloo amal ab réunion ni ki démb ci ab télévision espagnole gannaaw ba ñaari fan rek desee ci élection régionale yooyu nara am ca Catalogne naka loolee sax nag dana am ay leader yu ci mel ni Oriol Junqueras moom du teewee élection yooyu ndax ma nga ca prison ba ak ki nekkoon ci bopp nguuru Catalogne di Puigdemont moom mi nga xamante ni rek dafa daw làqu ji ca Belgique jafe yooyu yëpp nag réewum Catalogne di jànkonteel moo waral autorité yu région bu Catalogne fas yéene indi ab coppite bu jéggi dayoo ci seen système politique. tàggat yaram Cheikh Ahmed Tidiane Gomis lañ si yàndal sëñ Cheikh asalaamaaleykum. maaleykum salaam Seydina Omar Ba. tàmbale ko wàllu football sor bi gën a xarañ ci Afrique ñu ngi koy fas yéene xam ñeenti fan ci weeru janvier. waaw dëgg la xam nga fu mu nekk nii ballon d'or africain maanaam gannaaw bi ñu fësalee ñetti ñi nga xam ne ñoom ñooy finaliste ñu xool ko ci petit écran bi mu ngi nii Paul-Emerick Aubameyang moom moo sol maillot bu jaune bi mu ngay joué Dortmund gabonais la.
moom nag tànn nañ ko ci ñett ñi final ci Ballon d'Or bi Mohamed Salah moo wane ginnaaw noonu dégg nga mooy égyptien bi di jouer Liverpool ak Sadio Mané sunu naataango bi nekk fii ci suuf gis nga moom nag ñoom ñoom la ñu tànn démb ñu bokk léegi nag bu ñeenti le 4 janvier la ñuy fal nag kan moo ciy doon Ballon d'Or bi waaye nag Seydina Omar Ba li ci léegi nag ñenn ñooy voté xam nga ñëpp a ngi laajte mais ñenn ñooy voté pour ñu fal leen naka la CAF fan la CAF di sukkandiku pour maanaam tànn ñi di voté dégg nga bi gannaaw bi mu defee loolu léegi nag CAF nag léegi nag mu ngi nii nag ñii ñooy voté ñu wan la ko xoolal kii gis nga sélectionneurs yi mooy entraîneur équipe nationale yëpp yi nekk ci Afrique entraîneur bu Côte d'Ivoire bu Sénégal comme Aliou Cissé bu Maroc ñoom ñëpp ku ci nekk day voté moom da ngay voté da ngay tànn ci ñoom ñett kan la ba ak directeur technique yi bu Sénégal mooy Mayacine Mar yeneen dëkk yëpp am nañu ay directeur technique ñoom ñooy voté ak tamit ñi nga xam ne ñu ngi nekk ci commission média bu CAF mooy ñooñu ñu jël ci commission média mooy dégg nga ñooñu tamit ñooñu dañuy voté ak tamit CAF day tànn ay journalistes day kii rek xool ci dëkk yi kii ba sax mu xool yow sax yow mun na la tànn dégg nga mu ne Sénégal ñu ne Seydina Omar Ba dégg nga bokk na ci ñii di voté dégg nga bu ko CAF defee ak tamit ñi nga xam ne ñu ngi ci comité exécutif bu CAF parce que foofu comité exécutif bi ñu ngi naan 33 la ñu ñi naan kii la waaye daal ñi ci bokk ci comité exécutif bi ñooñu ñoom ñooy kon nag ñii ñooy voté ca bés ba dinañu voté nag balaa le 4 CAF jël kii bi nag. kon fu mu toll nii commencé nañu voté daal. voilà commencé nañu voté ñooñu commencé nañu voté après CAF da koy jël denc ko bu ko dencee bàyyi ba bés ba ci benn cérémonie le 4 janvier nag ñu soog nag ne nag diw nag moom mooy kii nga xam ne moom mooy Ballon d'Or kon nag mu ngi noonu comme ni nga ko gisee foofu loolu nag la ñuy xaar ci diggante bi Pierre-Emerick Aubameyang gabonais bi Mohamed Salah di nga xam ne moom mooy kii nga xam ne mooy égyptien bi ak Sadio Mané. Ballon d'Or de xanaa war na ànd ak ndàmpaay bu dund. bu weesoo rek trophée bi ñu lay jox. non c'est que nag foofu nag man nag déggaguma ci dara. xam nga loolu dafa gis nga premier buteur FIFA dafa yow li ngay laaj nii FIFA daf ko defoon FIFA dafa gisoon ne kii ñi di dugal ay but dañ leen di récompenser en 1978 coupe du monde 1978 dégg nga xam nga coupe du monde fu ñu ko doon joué yoo xam nga ko Argentine la ñu joué coupe du monde boobu dégg nga coupe du monde boobu bi ñu koy joué boobu le FIFA ne kii dugal premier but bi dañ lay jox montre en or jour boobu France Bernard Lacombe mooy tey directeur sportif bu Lyon moom moo dugal premier butu coupe du monde bi dégg nga mu ngi ko dugal contre Italie comprendre contre Italie la dugal premier but bi ñu jox ko montre or xam nga montre or moom xaalis la ñu jox ko depuis boobu nag les premiers buteurs coupe du monde dégg nga am na lu ñu leen di jox waaw am na ñoom ñëpp am na lu ñu leen di jox kon nag man def naa Afrique nag war nañu commencé. war nañu bàyyi ci mel noonu. comme boo jëlee Ballon d'Or tamit ñu am lu ñu la man de defe naa ne li gën a kii mooy Ballon d'Or de ku ko jël de war nañ laa mën a jox ak lu mu néew nii xam nga joueurs yi ab lu mu néew. war nañ laa mën a jox xanaa li nag benn kii sax benn 100 millions. 100 millions xaalis la waaye nag yaakaar naa ne am nañ si yoo xam ne nii du ko encouragé misaal gi mooy fii ci Sénégal gagné ba noppi ñu war laa jox 10 millions. waaw boobu ba léegi ñu lay dawloo. voilà yow dafa mel ni da nga xam fi ma jëm. fi ma jëm moom mooy waa Guédiawaye football club. waa Guédiawaye football club ñoom dañoo gagné ñoom dañoo. jël deuxième ci championnat bi. te teg si wu ligue de football professionnel dafa ne boo nekkee champion ak boo nekkee vice champion dafa am looy am. waaye ñoom 10 millions lañ leen kii depuis année 2016 2017 bii ba léegi ñu ngi daw seen xaalis. du ñoom rek nag de waa Mbour Petite Côte jël nañ coupe du Sénégal fédération joxu leen seen prime waa Stade de Mbour ñoom ñooy kii finaliste joxu leen même cadet yeeg junior yeeg fédération joxul kenn. fédération joxul kenn ligue professionnelle fayul kenn
te ñoom waa fédération CAF da koy jox ndàmpaay xam nga loolu beneen affaire la. daal gars yi dañuy encaissé rek. ñoom dañuy encaissé waaye ñoom duñu joxe ñoom waaw ñoom duñu décaissé te non dinañ décaissé waaye feneen la ñuy décaissé feneen lañ koy décaissé kon nag mu ngi noonu. kon nag ñu déglu Jamil Faye nee na moom huissier la leen di envoyé ñu déglu Jamil Faye. balaa championnat bi di commencé ñoo ne ku jël premier lii ngay am ku jël deuxième 10 millions ngay am ñun nag bi ñu jëlee deuxième. boobu ba léegi at bi amee juróom benn weer tey weer bu mujjee si at bi muy weeru décembre te ba léegi dégguñu dara gisuñu dara laaj nañ leen bind nañ leen ba léegi tontuwuñu moo tax ñu ne fan yi di ñëw comme ni ñu leen yónnee woon huissier si affaire turu club bi dañ leen yónnee waat huissier pour ñu wax ñu fu ñu toll si koppar yooyu nga xam ne dañ ko soxla ñu war ñu ko fay te bu ñu ko fayul tamit danañ leen bind daal ne à partir du jour bi ñuy jot notification bi danañ leen laaj. ñu teg ci dara parce que nekki boo 10 millions ku ko téye dugal ko ci compte bloqué ba tey dina leen xaalis bu bëri donc nag dañu bëgg ñu fay ñu li nga xam ne ñoom ñoo ko digge woon bu fekkee mënuñ ko fay ñu wax ñu lan mooy seen jafe-jafe Sénégal yëpp xam ko ñu nit ñu xam ko. fédération li ñu yoreel moom defe naa du koppar yu bëri sax mais mën naa ne ay appels yu ñu defoon yoo xam ne gagné woon nañ ko koppar yooyu léegi defe naa léegi mu mara mat ay 600 000 te ba léegi daal delloowuñu ko chaque fois bu ñu laajee kii mu ne laajoon naa kële xaaral ma wax ak kële. bon ñoom it ni ñu nar a def ligue bi lañ nar a def dañu nar a bindat pour laajal ñu fay ñu ko bu ñu ko fayal tamit ñu yónnee leen huissier rek parce que bor moom nañ ko war a fay te dañu yaakaar si ñoom ñu fay ñu bor bi lu mu gën a gaawee. même nga ab jooyu xol la goo xam ni kon ñu ngi bàyyeekoo ci ñi nga xam ne ay kilifa la ñëw te ngànk Guédiawaye FC Cheikh ñu jeexale ko wàllu sport équestre yaakaar naa ne mooy fas yooyu di njàpp wala xam nga dañuy gawar la wala njàpp di tëb aussi tëb la déet attends man dama bëgg nga wax ma ñett la waaw parce que njàpp dafa wuteeg gawar mais ak li suy mënti am maanaam sport la boo xam ni da nga yéeg ci fas di tëb ay obstacle voilà waaw di tëb équestre voilà loolu kii loolu sport équestre te président Ibrahima Wade jiite fédération boobu waaw ñoom nag xam nga nag ñoom seen i ay bés day nekk bés yu am solo dégg nga fële ca maanaam Racing Club bu Mbaaw ca àllu Mbaaw ba foofu la ñu am seen benn terrain bu ñuy compétiré bi ñu koy def nag ñëpp Bruno Rosière kooku nag moom defe naa ne dafa mel nag moom moo ci gën a xarañ Sénégal moom concours bu ñu teg mu jël ka boo tax moom moo jël concours bi waaye nag lii am solo moom mooy président Ibrahima Wade mu ngay wax calendrier maanaam à saison bi dégg ngeen ni ñu ko fas yéene doxale ñu déglu ko. ñu ñëw organiser fii deuxième concours officiel bu fédération sénégalaise des sports équestres ak calendrier sportif am bañ koy def nag ñu lëkkale ko ak li ñuy wax journée de l'environnement maanaam journée bi nga xam ni état Sénégal maanaam mën na sax communauté internationale yëpp te la ñuy célébrer li nga xam moom mooy environnement ñu koy rafetlu lool parce que ñun xeetu sport bi ñuy def ñu nga xam ni fas lañ ci jiital dafa di xeetu sport boo xam ni dafa méngoo ak environnement te day wane ni sport baax na day tàggat xale day tàggat mag waaye sport tam dafa bokk dafa intégré li ñuy wax ci communauté bi ba tax na tey jii ñu wane ni ñun suñu xeetu sport bi ñuy def ci ànd na ak jamono suñu xeetu sport bi muy def ànd na ak li nga xam ni moom méngoo na ak li nga xam ni moom la nit ñi di dund moom la Sénégal di dund. fii ba mois de mai juin ñu ngi jublu ci ay ñaari week-end yu nekk benn concours officiel am na sax ay concours amicaux yoo xam ni ñu ngi ci biir waaye yooyu moom daanaka club yi ñoo koy organiser seen bopp. liñ ci gën a yóotu rek mooy jeexal ko ci jàmm waaye buñ demee ba ci cëppaandaw ga ñu mën a jublu ci li nga xam ne moom mooy championnat yi waaye am na ay tam ay coppite yoo xam ne dugal nañ ko ci ren parce que ci fii ak ñetti semaine am na benn concours international boo xam ne dañu invité ay maanaam ay cavaliers yuy tëb yoo xam ni dañ jóge bitim réew concours boobu mu ngi xew au Poney Club de Hann kooku mooy premier concours bi nga xam ni dañ ko CSO la naam waaye dañ ko ubbi à des cavaliers internationaux. voilà kooku nag moom mooy Ibrahima Wade di président bu fédération bu sport équestre kon nag mooy Gawar. waaw tey xam naa daal il faut ñu gëstu quoi. déet parce que am na solo nag parce que sport. waaw déet xam nga ci suba. xam nga am na épisme.
waaw maanaam rawante fas. kooku président Cheikh Niang moo koy jiite. léegi nag xam nga boo nekkee ci fas di ko nga war ak moom. le fait que ngay tëb obstacle yi. war na am tout. waaw ah déedéet xam nga ñun. des koy dañ ci gëstu. man ak Ramatoulaye Sarr ci suba bi ñu ci amee jafe-jafe yow mii nga xam ne yaay chef de desk bu wolof fii yow la ñu laaj. yaa ñu ko wax. waaw yaa ñu ne gawar la ñuy wax léegi nag xam naa ne moom sama portable moom léegi nga gis ni ci commencé di may woo di may naan lii la bàyyi ma bàyyi ko ak gars yi dañ ma ko wax. xam naa yaa ngi may jaxase àdduna jégal nañ la jaajëf Cheikh Ahmed Tidiane Gomis ñu ngi koy sant di ko gërëm mbokk yi kon ci foofulee ci la ñuy tàbbisee ak yéen ci ñaareelu xaaju xibaar yi benn ponk la te mooy li ci yéene kaay yi ki ko nafar Abdoulaye Bopp la. dal leen ak jàmm coow li ci parti socialiste gi fagul Walf Quotidien bukki ba Méthode AJ ci jamono ji ma ngay yot parti socialiste maanaam coow li doxoon ci diggante Mamadou Diop Decroix ak Landing Savané ba yóbbee AJ xar ñaar tey parti socialiste mu ngi ci tànk yooyule gannaaw PSD valeur ma ñu taxawal yàggul ca Saloum ngir jëmmalaat lii di parti socialiste PS mun a am candidat ci élection présidentielle 2019 Walf Quotidien bi le parti bu bees maanaam PSD valeur doon lu nar a tasar parti socialiste Tribune gis ne PS ak jafe-jafeem duguleet rawatina saay bu weeru décembre jotee yéen a bi ñu misaal ci wàll parti socialiste ci fukki fan ak ñeenti ci weeru décembre ci atum 1962 diggante Léopold Sédar Senghor ak Mamadou Dia misaal geneen ci fanweeri fan ak benn ci weeru décembre ci atum 1980 ci la Léopold Sédar Senghor tekki ndombol tànkam ci boppu réew mi fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru décembre gi ñu ne ca la ay ñooñu Khalifa Sall samp ab kuréel gu bees duppe ko PSD valeur direct info ne kenn ci waa parti socialiste ak jafe-jafeem di Khalifa Sall maire bu Ndakaaru actuel caisse d'avance bu mairie ba yéen a bi di direct info ne bu ñu sukkandikoo ci document gile kii di Khalifa Sall neexatul setal daanaka tàq na ca ripp ca lañ koy tuumaal ndax Khalifa ak ñamu àndal xamle nañu ci ab document ne la ñu def ñooma te dossier gi ni mel amul lenn ci politique ga ca laxasu direct info ne tuumaye teggu ci ndoddu Khalifa Sall ak ay ñoñam bokk na ci luubal alalu askan wi toll na ci benn milliard 830 millions jëm ci caisse d'avance bu mairie bu Ndakaaru ganuk yéen a bi di l'observateur di Alioune Fall di conseiller président jiitu réew mi Macky Sall ma ngay fàttali ne am nañu jàppe woon seen bopp King Kong ca nguurug Abdoulaye Wade ga woon waaye tey jina xaleen tane Alioune Fall yokku ca ne njiitu réew mi Macky Sall amul lay tiit ci moom ana lu am ci diggante njiitu réew mi Macky Sall ak kay saytu protocole am di Bruno Diatta yéen a bi ñu fàttali ne liggéey gi ni mel moom Bruno Diatta mu ngi ko doore ci atum 1978 doonoon chef du protocole bu Léopold Sédar Senghor doonoon ko ca nguurug Abdou Diouf doonoon ko ca nguurug Abdoulaye Wade tey mu doon ko ci nguurug Macky Sall 24 heures gis ne Bruno Diatta mile ma ngi cay tàmbale dundu jafe-jafe ndax ndëgg sërëx gañ koy lalal ca pale ba yéen a bi ne bu deful ndànk moom Bruno Diatta adjoint am di Cheikh Tidiane Sall moo ko nar a wutu laas ne tey ma wax leen li xew ci dossier Cheikh Tidiane Gadio mi ñu waroon a atte démb te mujjuta sotti yéen a bi ne càkkuteefu avocat Cheikh Tidiane Gadio tax ñu dàq procès ba jëmi jamono yéen a bi ñu fàttali ne fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru novembre gi ñu weesu lañ ko teg loxo lañ koy toppee di mbirum guerre maanaam corruption jëm ci wàllu pétrole ca Tchad yéen a bi di Le Quotidien lu jëm ci bor bi Sénégal am FMI wax na ci waxaat na ci ma ngi cay dànkaafu nguurug Sénégal FMI xamle ne nguurug Sénégal war naa tey ci boram xool naka la koy saytoo ci di Pierre Ndiaye di directeur général de la planification et des études économiques doon ganuk yéen a bi di Vox Populi Pierre Ndiaye xamle ne Sénégal dina wéy di am bor ndax bu fekkee ne nguur gi mu ngi ci tànk suqali réew mi faw mu mun a gàlloo bor réew mi Quotidien gàllankoor la amoon ca réewam moom jiitu réew Mali ba woon di Amady Toumani Touré gannaaw juróom benn at mu doon daw làqu fii ci Ndakaaru yéen a bi ne dimanche gi ñu jëm ca la fas yéene delluwaat ca dëkkam di Mali moom Amadou Toumani Touré yéen a bi di enquête xëy amal atterrissage foofe ca ay BD ba ne ca Diass yéen a bi ne aéroport gi ni mel buñ ko taxawalee ba léegi fukki at a ngi ni du jóg ci jafe-jafe nañ ko dénk bee seen xam-xam demeewul ni aéroport gi ni mel amul personnel gu qualifié ba tax na AIBD di dund jafe-jafe yu tar ba tey yéen a bi di Le Soleil ni lu aju ci jafe-jafe ndox mi ci lu dul yàgg dina dakk bu ñu sukkandikoo ci njiitu réew mi Macky Sall gannaaw ñetteelu usine ndox ga ñu taxawal bees te ñu duppee ko KMS 3 usine gi ni mel say bu noppee gox yu bëri dootuñu jooy ndox yéen a bi di Zoom info xëy di ñu dëgtal hôpital Dalal Jàmm ne jàmm amu fa hôpital gi ni mel feebar la def amagul jumtukaay yu mat pharmacie IB ba fa ne tàmbaleegul personnel gu doy gu war a saytu googule hôpital Dalal Jàmm lim ga fa ne néew na lool tax ñii di ay syndicaliste di yëngu ci wàllu paj mi tàmbale ñaxtu ndax ñaawlu la xew ca hôpital Dalal Jàmm ne amatuñu benn yoon xel mu dal ca hôpital Dalal Jàmm yéen a bi di Les Échos ni ñi amul xel mu dal mooy askan wa yeewoo ca wetu plage u Malibu foofee ca golf ajjuma ji ñu weesu obi 157 la ñu jot a gis moom la géej gi goxi ca tefes bu Malibu doon lu jur tiitànge lool ci askan wa yéen a bi ne takk der yi ñoo mujjee teg loxo ci googule obi yéen a bi di
suñu lamb ne Bombardier boolu mu ñu kaayam fees na daal dina dànkaafu promoteur bi di Assane Ndiaye ne bu yesoo ñaar fukk fan ak juróom ci weeru décembre te bëréwul ak Eumeu Sène dina xotti taret googule contrat soobu ci leneen. Bombardier ne ñaar fukk fan ak juróom benn ci weeru décembre promoteur gu ko fëgg dina la ubbil man mi fëgg naa buntoom sampal nak ndënd te lu ma ci góobee gar ko. jaajëf Abdoulaye ñu ngi lay sant di la gërëm di sant mi di gërëm bu baax a baax ajaratu Penda Diallo Guèye mi fare woon ci xarale gi réalisation El Hadji Ousmane Sène ci kaddu gi seen mbokk Seydina Omar Ba kon mbokk yi lii moo nekkoon li furuuse woon ci wàllu xibaar ñu leen sant di leen gërëm mucc gu sax ci ànd ak xéwal yàlla na ko yàlla tuur ci askanu sunu gaal yéen doog jàmm